jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ci gën a fës tey ji Assomption di firndeel nag yéegu Vierge Marie gannaaw rek ba mu dëddoo àdduna ñu koy màggal ni ñu ko xamee fukki fan ak juróom bu ne ci weeru août ca cathédrale bu Ndakaaru ay tamit foofee suñu mbokk chrétien yi bari woon nañu fa lool rek waxtaanee li nga xamante ni aju na ci wàllug jàmm jàppalante dimbalante naka noonu ca paroisse Notre-Dame des Anges abbé Jules Colly moom sàkku na rek ci suñu mbokk chrétien yi ñu daal di roy bu baax a baax ngëneel yi nga xamante ni waaye tamit jikko yu rafet yi nga xamante ne nii Vierge Marie bàyyi na ko fii Assomption ba tey ni ñu koy nemmeekoo ci plage yi nag bari na lool lu fa ay doomu aadama di tase ca plage bu Ngor naka noonu hydrobase bu Saint-Louis itam demul ñu des ca Mont-Rolland département bu moom kuréel gi nga xamante ne nag moom mooy taxaw ngir intérêt Mont-Rolland ma ngay sàkku ci kilifa yi jaarale ko nag ci 15 août bi ngir ñu gëstuwaat bu baax a baax Mont-Rolland nag di jànkonte lay jafe-jafe yu tar mu nekk ca département bu Tivaouane ñuy wax ni foofee bari na ay jàngu lool gannaaw Popenguine ñu wax ci beneen ponk muy askan way yeewoo ci avenue Mame Abdou Aziz Sy Dabakh di fay yëngu ñoom nag lank nañu ne ab banque kenn du ko fa tabax loolee la ñu wax maire ba nag daal na ci indi tontu muy maire Fass Colobane Gueule Tapée nee na nag lu ni mel askan wa teguñu ko fenn ndax bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Ndoye nee na nag ab projet d'aménagement la projet boobee ëpp na benn milliard di dem daañu wax ci tàggat yaram ak éliminatoire CHAN 2018 Sénégal jamono ji doon janook Guinée mu nekk nag match boo xamante ni ñu ngi ko doon amal fële ca Alassane Djigo match bi nag kon nii la tëddee Sénégal daal dinay rek dóor Guinée dinañ ci jokkoo ak Pape Fara ñi nga mënuñu fa teewul ne suut ñu yaatal xibaar yi. jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ak ñaari ndaw yi nga xamante ne nag ñoom ñoo réeroon ci ab dex gannaaw ba ñuy jéggi fee di Saare Samba Sira jëm Saare Modi nekk ca commune bu Kolibanta muy ñaari ndaw yoo xamante ne nii ñu ngi toll ci diggante ñaar fukki at ak juróom jàpp fanweeri at li ñu xamle sax ci xibaar bu mujj mooy am na benn néew boo xamante ne nii jot nañu ko gis ndax sapeur pompier yi boobu ba nëgë ni ña nga doon seet ñaar ñooñee nga xamante ne rek ñi ngi doon jéggi dex ba ànd ak seeni nag loolee la ñu xamle dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaay xibaar ak suñu ndaw bi ñu toogal ca diwaan ba ñu wax nag ci Assomption di bis bi nga xamante ne ni moom la ñuy màggal fukki fan ak juróom yu ne ci weeru août loolee nag di firndeel yéegu Marie di Vierge Marie yaayu Yesu Christa gannaaw bu mu dëddoo àdduna ñu màggal ko bu baax a baax fii ci Sénégal gannaaw cathédrale bu Ndakaaru fële ca Notre-Dame ba nga xamante ne nii moom mooy Notre-Dame des Anges foofu it màggal nañu ko bu baax a baax ndax kii sax di abbé Jules Colly yëkkati na fa ay kàddu di sàkku ci suñu mbokk chrétien yi ñu roy bu baax a baax jikko yu rafet yi nga xamante ni Vierge Marie bàyyi na ko fi Cheikh Tidiane Dione. Assomption moom mooy wane bés bi nga xamante ne kii di Maria mu sell mi moom mu ngi doon yéeg fële ca asamaan ca église Notre-Dame des Anges bu Wakam ab mees lañ ko jagleel kii di yaayu Yesu Christa. feetu Assomption mooy bés bu nga xam ne bu ñuy màggal jile lu nga xam ne mooy bu Marie yëkkatoo ca aljana ndegem moom ci boppam nangu woon na lii lu nga xam ne mooy li ko yàlla santoon maanaam pour mu nekk yaay kii ku nga xam ne mooy musalkatu àdduna si Yesu Christa suñu borom te loolu le malgré avantage yooyu yëpp yu mu amoon dundee na ko ci suufeelu gu rëy réewlul waaye lépp lu nga xam ne lu mu doon doxal rek daf ko doxal ci anam yu nga xam ne anam yu gën a yomb yu gën a simple ci dundam. Assomption nag bokk ci fête yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp solo ci diine chrétienne. war nañu tamit ñu gërëm kii ku nga xam ne mooy yaayam bu nga xam ne moom ci boppam nangu na bokk ci lii lu nga xam ne mooy plan de salut bu yàlla bëggoon pour àdduna si ak pour nit ñi yëpp. tey bés bu màgg la bu sell Mariama la ñu màggal waaw Mariama moo di légionnaire yi Mariama moo di yaay jàngu bi Mariama moo di yaay Yeesu Mariama moo di yaay àdduna si yëpp ñu ngi yaakaar ci moom gëm ci moom. ci bésu tey bi nag ñu ngi wanaat kii di Marie mi nga xam ne nag moom la ñu duppee mère modèle. ñun à travers l'apôtre Jean voilà nous sommes des enfants ñun ay doom Mariama sellam na
maire modèle mooy maanaam boo gisee lu nga xam ne dund na ko lépp lu nga xam ne ci suufeelu rek la ko dundee modèle la ci ñun parce que ñun war nañu roy ci moom bu dee bëgg nañu am jàmm bu dee bëgg nañu lu nga xam ne lépp lu nga xam ne lu rafet soxla nañ ko pour suñu biir famille il faut ñu roy ci moom. Assomption bu ñu ko waxee tamit ab seetlu la bi ñuy faral di gis saa su ne ci plage yi mu bari lool ay doomu aadama yu fay daje bokk na ca plage de Ngor foofee nag gis nañ ni bari woon na lool mag ak ndaw yu fa newoon ba ci nag jéggi ba loole yëpp ñu jàpp ne nag lu am solo la ci fête bi nga xamante ni nii ñi ngi koy nemmeeku saa su ne muy Assomption dañ ci ànd ak Mohamed Diong Modou Diop. fii ci plage Ngor Virage bëri na ñu fi teew ci jamono yi. Nam vacances la ñu nekk. On est à la plage de Ngor en vacances. On vient profiter du bon temps chez nous. Ça fait plaisir de venir ici, de se ressourcer, de retrouver nos terres. Écoutez, passez une bonne fête, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont ici. Ndaw ñi bëgg nañu trop surtout su fête amee. 15 jours bi rek dañu ñëw pour feexal suñu xol rek moo tax. Noo gisee plage bi. Neex na y a beaucoup d'ambiance et tout neex na daal feexal suñu xol rek. sol seen lu woyof relax yore sac ñii dañoo ñëw tey pour traverser dem l'île de Ngor. sécurité fii ci plage bi nag soxal na leen lool moo taxit ñi yóbbu duñu bàyyi mukk kenn dugg ci gaal pour traverser te solul gilet de sauvetage. ci conseil bi may joxe rek mooy ñun moom de notre côté ñu oblige ñi di à ce que ñu sol seen gilet de sauvetage. da ngay embarqué ci gaal bi toog benn place gaal bi yóbbu leen andiwaat leen aussi retour dañuy def la même chose ci kàttanu Yàlla comme ça ñëpp nekk ci jàmm daal. ci 15 août bi muy jour férié tamit ndaxte di feetu chrétien yi ñu bëri ñu ngi teew fii ci plage ju Ngor ngir profité ci occasion bi. ñu dem ci beneen tefes bi yoon nag ca hydrobase bu Saint-Louis la Saint-Louis nag ku ne xam na ni bu ñu nee Assomption Saint-Louis bokk na ci lu tax ñuy wax ndax lu ay junni doomu aadama rawatina ak ay ndaw daañu bàyyi ko ci fukki gox yeeg ñeent ci Sénégal ngir dig daje foofee ñu gis nag ni fête bu am solo la du chrétien yi kese ñoo ko màggal ndax suñu mbokk suñu julliti itam am na ñoo xamante ni ña nga woon foofee dañ ci ànd ak Ousseynou Diop Habib Seck doxantu nañu ba foofu. feetu 15 août ñu gën koo xam ci Assomption fii ci diwaan Ndar Géej lañ koy amalee ci place de l'hydrobase fii nag ay xale yu bare ñëw nañ fii xale yoo xamante ni fu nekk la ñu jóge ci réew mi ñoom nag ay julli lañ waaye nag fête bi seen fête la. waaw te loolu yàgg na Sénégal gaa moom booy xool différence boobu amu fi mooy affaire kii jullit la kii chrétien la booy xool amu sax parce que ñëpp benn lañ dañuy ànd di dem si xewu jullit ànd di dem si xewu chrétien jàmm daal lañ sekk lii booy xool sax doo foog ne xewu chrétien la parce que ñëpp a koy bokk waaw. ah oui pourquoi parce que instant bi ñu ngi si mode en vacances te du ñëw fii nii pour divertir feetu daal ci 15 août bi. noo gisee fête bi. ah fête bi neex ñëw noonu fii plané ak samay xarit yëpp. c'est cool daal. ni ngeen ko gisee sama ginnaaw ngir nga mën a dem ci fi nga xamante ni mooy ci place bu hydrobase ñii di gendarme yi dañuy fuyee képp koo xamante ni da nga fi war a ñëw ngir nag contexte bi ni mu demee ñu ni moo tax ñu amal li nu mel. feetu ren bi nag dafa tombeek situation boo xamante ni ci wàllu kaaraange xaw na doy waar ci foo ko natt ci àdduna bi ba tax na commandement bi jël ay matuwaay yu am solo wàcce ko ci légion bi. ñu fexe ba déployer nit ñu takku ñu sol tenue ak ñu solul tenue fexe tamit ba képp koo xamante ni ñëw nga fi pour fêter nga fête ci jàmm dellu ci jàmm. feetu 15 août bi ñu koy amal ci place hydrobase ni ngeen ko gisee sama ginnaaw askan wi ñu ci bare ñëw nañu teew xale yi itam fu nekk la ñu jugee même bu fekkee ni sax ay fan a ngi ni lee ñenn si ñi nga xamante ni ay organisation lañ nekk ci wàllu jullit ñi doon ko ŋàññ tey jile mën nañu jàpp ni xale yi ñoom ñëpp ñëw nañ ngir mën a feetu. ñu jaajëfal ko bu baax Ousseynou Diop ca diwaanu ndax géej ca Mont-Rolland la ñu jëm nekk ca département bu Tivaouane foofu it 15 août bi màggal nañu ko bu baax a baax ab kuréel di comité bu fa nekk di xeex ngir intérêt Mont-Rolland ñoom nag yëkkati nañu ay kàddu jaarale ko ci 15 août bi di sàkku nag ci kilifa yi ñu gestu leen bu baax a baax ci wàllu ndox mu sell ba ci courant ndax bu weesoo Popenguine Mont-Rolland mën nañ jàpp ni ay jàngu yu bari tey jii ña nga fa sampe Cheikh Anta Diop.
Morolan daanaka dëkk yu bëri de amuñu ndox ndéem lu toll ci fukki forage ak ñett yi nga xamante ni ñoom ñooy jox ndox Ndakaaru li ko wër ci Morolan gii la samp waaye de kii di njiitu comité de défense des intérêts de Morolan mettit li ko lool. boo ñëwee ci biir Morolan dëkk bi ñuy wax Njaay Bopp fii ba Pout Morolan fukki forage ak ñett yi nga xamante ni bés bu yàlla sàkk ndox mi fa lay jógee di dundal waa Ndakaaru réseau yooyu ndox moomu Morolan jotu ci. te Morolan ndox mi fii la jógee di nandal ñeneen ñun ñuy dee ak mar moo tax ñu bëgg nag jot na waa SDE nguur gi gën leen ñaax ñu fexe ba kër ci biir Morolan ndoxu SDE bi yegg fa. ñoom sax nee nañ jamono yi Morolan soxla la ko jàppale ndaxte jafe-jafe yi bari na. fii ci commune Morolan dañu bëgg président boole ko ci cité religieux yi ndaxte. fii dafa am sanctuaire diocésain te sanctuaire boobu ginnaaw Popenguine nekk na sanctuaire bi gën a mag ci biir Sénégal diggante Daaru Alpha ba Tivaouane ñu ngi ñaan président Macky Sall fii ak 2019 ñu mën ko goudronner. leneen loo xamante ni yëkkati nañ ko. bi Sénégal doonee Sénégal indépendant ba léegi amul benn doomu Morolan bu ñu mës a jox ndombol tànk ci biir réew mi. ndaw ñeek ak responsable politique Benno Bokk Yaakaar bu Morolan gis ne ngañaay li Benno Bokk Yaakaar am ci département bu Tivaouane Morolan dugal na ci loxoom bu baax ndaxte ci élection yi ñu génn téeméer boo jël am nañu ci ngañaay juróom fukk ak juróom lu toftal. ñu jaajëfal ko Cheikh Anta Diop ña féete fële ñoom ci avenue Mame Abdou Aziz Sy Dabakh mer nañu lool ba doon manifester tey ji nag lañu bëgg mooy banque bi ñu ne dañu ko fay tabax ñu dakkal ko loolee bañ a am ca boulevard boobee ndax jàpp nañ ni du dëgg du yoon te la ñu bëgg itam mooy ñu daat fay def rek espace vert ba ci ay banc public askan wa nag niñ ko waxee rek daat nañu sax dànkaafu ouvrier yi fay ñëw nee nañ bu ñu fa dëggati seen tànk Pafarañing dal bii ñu tabax moo indi jafe-jafe diggante maire bi ak askan wa dëkkee ca benn quartier nekk ci diwaanu Fass ñoom nag nee nañ bëgguñu ñu tabax fi ab bërëb boo xam ne wàllu banque lay doon ci boulevard bi. benn banque boo xamante ne bi banque bi sax pour ñun ñu xam ni banque lañ fiy def ñun il a fallu que ñun ñu dem lijjanti ko parce que dañoo taxaw déterminé pour ne lii du fi am ak leneen lu mel nii. ñuy yëkkati nag di dànkaafu ñii di njiit yi ak ñi nga xam ne ñoo fay liggéey si nee nañ li ñu bëgg daal moo nekk liggéey bi taxaw. kàcc bi yëpp. kenn àndu ci kenn àndu ci te koñ baaxul kon nag waa Fass yëpp ñëpp génn nañu du fi amee yonent bi nee na fit na ngi nelaw te yàlla def na ko xëyee allahu akbar. askan wa nee nañ seen dëkkuwaay la ñu bëgg mu rafet ñu defaral leen bi la bërëb. dañ koy defar aménager ko ba mu bien au fin des populations pour ku nekk gis ci sa bopp mu nekk jardin bu bien ku bëgg a féexlu mag mu bëgg a féexlu du am benn kii mu rafet. mu nekk loo xam ne dañ ko bëgg mu neex ñu. naam sax amal nañ ab manifestation ñu dëkkee ca avenue Mame Abdou Sy Dabakh dàq ñu waxtaan ak maire bi ngir am saafara ci bile jafe-jafe. maire boobu sax jot nga seq ak moom waxtaan Pape Fara Ñing maire ba nag la mu xamle rek mooy askan wa yeewoo foofee nag dañoo juum bu baax a baax ndax loolee ab projet d'aménagement la te ba ñu ko xaymaa sax ëpp na $1 milliard di dem Ousmane Ndoye moom mooy maire bu Fass Colobane Gueule Tapée nee na nag lu soxal kon boulevard boobee dinañ ko defar daal ngir njariñu askan bi ñu teewlu ko ba tey ak Pape Fara Ñing. yaakaar ne dañu xamul rek. dañu xamul parce que kenn defu fa banque booy wax banque nag da ngay dégg da ngay xalaat ay immeuble la ko yooyu mais lañ fay def benn partie la ci lii ce projet là boo gisee xam ne projet amélioration d'un cadre de vie la mais boulevard yooyu dañuy teg ay dañuy occuper quelques espaces après yenn ñu def ko circulation aire de repos et cetera dafay jógee monument de l'indépendance ba Soumbédioune dañuy defar cadre bi boulevard bi ñu ko tuddee boulevard Abdou Aziz Sy Dabakh defuñu fa ay bâtisses dañ koy defar ba mu doon cadre boo xam ne bii ñoom ñu dëkk foofu seen kër yi day fay am valeur mais nag xar yañ fay def ak mool yañ fay denc ak ku am sa mbalit sotti ko fa loolu gënalu leen parce que travaux yooyu dañ ko délibéré conseil municipal bi délibéré ko préfet bi validé ko dañ koy def sama buntu musul tëju ñoom sax démb joxoon nañ ma rendez-vous dans l'après-midi ne dañ fi ñëw fii laa toog avec le responsable des services techniques celui qui gère les projets ils sont pas venus.
ñu wax ci tabaski bi ñuy waajal dem nag ba diwaanu Thiès foofe nag gis nañ ni tabaski ba ña ngi ko fay waajal naam waaye nag marché ba taxu ko bari xar lool loolee mooy seetlu gi ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy sàmm yi di yëngu ci lépp lu mbirum laadum ña nga ca capitale du rail ngir nag tëral ab programme boo xamante ni dafay mën a tax askan wa foofee mën a jotee ci am xar ñu teewlu ci Hadjibou Kane moom mooy njiital FENAFO ci micro Cheikh Anta Diop. Autosuffisance en mouton dañ si participer bu baax parce que état bi si programme am sax d'ailleurs sóoraale nañu parce que y a un programme d'amélioration génétique bi mu wax sànq parce que suñu waxee amélioration génétique li ñuy améliorer am lu manqué mooy xaru local yi gis nañ ni même bu dee agneau bi mënul lu mu 10 mënoo si am lu ëpp 8 kilos de viande donc agneau boobu suñu jëlee nag femelle bi croisé ko ak laadum bi agneau boobu métis bi siy génn peut-être dina dépasser facilement 20 kilos yi te loolu suñ ko defee xar yi seen xar bu nekk lu muy produire si yàpp dina yokk dina feeñ si production nationale bi et à partir de ce moment là peut-être ñi doon boucher yeeg yooyu wala restaurateurs yi wala dibiteurs yi nga xam ni bu ko doon rendi ñetti xar peut-être benn xar dina doy pour nga rendi ko donc du jarati ñuy rendi xar yu jigéen yi nga xam ni ñoom ñooy meññ te suñu reyatul xar yu jigéen yi jur gi dina gën a yokku te aussi jur gi su gën a diis tamit loolu day dinañu éviter ñuy importer te à partir de ce moment là dinañu loolu day reflété wu si xaru tabaski yi parce que sur le plan local su offre locale bi yokkuwee rek boobaa dina reflété wu si prix bi parce que ñëpp xam nañ ni li ñuy jaay su bëriwee par rapport ak ñi di jënd prix bi day daanu. lu soxal sax waarlu xar yooyee ñu ngi ciy dalal xel yi bu baax a baax ci tabaski bi ñuy waajal muy tabaski 2017 nee na nag marché bi dana bari xar lool ki ko xamle nag di njiital maison des éleveurs bu Sénégal nee na nag lu ëpp téeméeri xar daal moom la ñuy xaar fii ci Ndakaaru waaye am nañu lu toll kon ci téeméer may jéggal lu toll ci téeméer ci ay camion ñi ngi leen di xaar fii ci Ndakaaru am na sax loo xamante ni nii jot naa dugg ba noppi toll na ci juróom-ñaari téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci camion yoo xamante ne yegsi nañu ba noppi waaye li muy sàkku ci sénégalais yi rek mooy nañu teel a jënd xar bañ a bàyyi nag ba waxtu wi jot ndax boobaa dina gën a jafe ñu teewlu ko moom Ismaïla Sow ci micro Ibrahima Kane. fi ñu toll ñi nga xam ne ñoom ñooy indi xar yi ñu ngi nekk sur le terrain parce que am na actuellement ay opérateurs yoo xam ne yi sax egsi nañu déjà ñoom nee na jënd nañu bi ñu boucler li ñu nga xam ne moom la ñu waroon a jënd li ñuy xaar mooy transport. te démb rek bi ñu vérifié wax nañu ne 79 camions déjà traversé na ak Kidira mu war a ñëw fii ci Sénégal te ci suba démb ak léegi wax nañu ma ne lu war a mot ñaar fukki camions egsi nañu sew xay te boo seetee ñaar fukki camions yooyu bu ci nekk war naa def téeméer gën gaa tuuti ak ñeent fukki tet kon xar yaa ngi ñëw te aussi tamit am na ay xar yu bari yi nga xam ne traversé nañ pour dugg si fii ci Sénégal mais di li ñu war a jëkk a bàyyi xel mooy que nit ñi nañu xam ne réew mu mel ne Gambie ak Guinée-Bissau ñooñu ci Sénégal la ñuy root te ñi nga xam ne nag dañoo takkaloo ak réew yooyu ñooñu war nañoo mën a jël seen matuwaay aussi tamit ñuy teel a jënd seeni xar. ñu wax ci leneen muy conseil constitutionnel mi nga xamante ni nag démb dafa daal di wax rek ci woteeg faluk député yi weesu gannaaw recours yi ñu déposé woon conseil constitutionnel nag résultat yi moom amul lenn lu mu ca soppi nañu ko fësalee noonee la ko nangoo muy juróom-ñaari sages yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci conseil constitutionnel dogal boobee nag kujjeeg politique gi ànduñu ci benn yoon bokk na ci coalition Manko Taxawu Sénégal Moussa Ngom Mohamed Dieng. ginnaaw ci conseil constitutionnel génnee résultat yu mujj ci élection yi ñu génn ñiy faree ci coalition Manko Taxawu Sénégal ne ba tey ñu ngay ŋaññ na vote ba demee jàpp ne fa ñu ne ba tey juguñu fa ci bañ résultat yooyu le ndaxte li ñu leen jox vraiment képp koo ko jox bu ci tegee gëtam xam ni lii dëgg la te sax sénégalais bu nekk bu déplacé wu dem ci urne le 30 juillet 2017 gis na ni conditions yi nga xam ni moom la ñu organiser élection yi permettrul nga am scrutin bu sincère. mais nag bettuñu parce que bul fàtte ni conseil constitutionnel bi ci boppam bi vote bi demee ba des ñaari fan moom moo génne benn décision alors que président de la république da koy interpellé woon ci benn avis pour permettre ko
à ce que mu organiser élection yi ak ku nekk lu la neex nga mën ko wote donc président de la république ci loolu jalgati la loi électorale et boobu ñoo ngi woon ci ñaari fan avant ñuy organiser élection. ci fàttali seen recours jëmoon ci andile vote bi rawatina fii ci Ndakaaru waaye donte neenal nañu ko ñiy faree ci Manko Taxawu Sénégal jàpp ne dinañu lal yeneen i pexe. ñun daan ci tirer toutes les conséquences yi war nekk en conférence des leaders daanu réfléchir li nga xam ni moom la ñuy jël comme suite ci lii mais daal jàpp leen ci lu wér ni ñu contesté woon démb résultat yi moom lañ koy contesté ba tey lii ñuy wax nii dafa dépassé cadre scrutin bi mais dafa jëm ci défense sunu démocratie dafa jëm ci défense acquis démocratique yi. moo ne recours bi waa coalition Benno Bokk Yaakaar dugaloon ngir ñu annulé votu Mbàkke bi moom it dañu ko mujjee neenal waaye ñi faree ci coalition nguur gi nangu wuñoo tontu suñuy woote. ñu wax ci waykat bi nga xamante ne ni nag bàyyi nañu ko gannaaw waxoon nañ ko ci suba lu jege fukki fan yoo xamante ne mi ngi woon ci kaso bi muy Ami Collé Dieng ak Penda ba ci sax Ouleye Mané loole nag tax na ab laaj politique ndax politique daal la lu ci suuf am déet loole nag doon loo xamante ne ni yitteel na lool askan wi kii nag xam-xamam tamit màcc jëm ci wàllu yoon. Mohamed Dieng. ay fan lañ ci teg gannaaw bu ñu génnee ki nga xam ne moom moo di Ouleye Mané chanteuse bi di Ami Collé Dieng ak Penda Ba ñoom nag it bàyyi nañ leen moo ne de ki nga xam ne moo di Ouleye Mané nga xam ne ñaari weer def na ko ci kaso bi dafa ñaanoon njekk ki nga xam ne moom moo di njiitum réew mi ngir ñu génnee ko boobu ba léegi kenn defu ci woon dara mu nekk jaxasoo bu rëy ci bopp nit ñi. jaxasoo na gaa moom gis nañ ko moom parce que ben nag c'est heureux c'est tant mieux pour les libérer et encore que état de droit la ñu am Sénégal muy defaat encore ay efforts yu mu war a def pour mën a moytu xel mu jaxasoo ci diggante politique ak judiciaire. li ko ci gën a métti ci mbir mi sax moom mi di défenseur des droits de l'homme bile moo di li nga xam ne moom moo di politique ñu dugal ko ci lii di judiciaire ci mbir moomee. boo déggee porte-parole gouvernement. sama xarit la di wax ni def commentaire ci libération bi dafay nekk pour ñun benn maladresse parce que xëy na procureur bi mënoon na ko wax wala juge bi en personne mais juge bi comme dafa am droit de réserve yaakaar nañ ni mënoon nañ ko bàyyi noonu rek mais bañ a def commentaire boo xam ne day wane ni immixtion dafa am loxo bu judiciaire bu exécutif bi bu gouvernement bi dugg na ci mbir mi loolu moom kenn nattam léew ko. li mu ciy rafetlu rek mooy jamono ji libéré nañu leen ñoom xale jigéen yooyu gannaaw sax bu ñu seetloo nii la ñu def xaw naa ëpp tuuti. waaw loolu xam nga pour ñun dañuy ñaan. nii loolu rafet na ci yu bàyyi ay xale jigéen ñu bàyyi leen ñu liberté la ñuy ñaan parce que dañ liberté mooy la règle l'exception mooy emprisonnement pour ñun moo mujj juge ak procureur dañu war a bàyyi di gaaw a emprisonné nit. ñeen emprisonné woon ngir offense au chef de l'État ak tamit saaga ñi nga xam ne ñoom mooy askan wi Ouleye Mané Ami Collé Dieng ak ki nga xam ne moom moo di Penda Ba jamono ji bàyyi dëggandiku rek la ñu am ndax li nga xam ne mooy lañ leen li nga xam ne moom lañ leen di toppee boobu ba léegi ma ngi tegu ci seen ndox. Fatou Bintou Konté bàyyi néggandiku la ñu wax waaye kii moom ci gis-gisam dañu leen a bàyyi amatul nu ñu leen a toppee ndax jàpp na rek ne yëf yi moom boo ko xoolee ba xool kon loxo ko nguur gi jugu ci muy Babacar Ba xam-xamam màcc ci wàllu ko yoon muy ñooñee nga xamante ne bàyyi nañu leen wax nañu ko léegi muy Penda Ba Ami Collé Dieng ba ci Ouleye Mané leeral yeeg Habib Faye. am nañu bàyyi néggandiku jamono ji Ouleye Mané Ami Collé Dieng Penda Ba daañu dem gisi seeni mbokk te it daañu mën a dox seeni soxla sori nañ nungu siin waaye lii di action publique mi ngi gën di wëy ci li leen ñeel. au lieu que ñuy nekk seen cellule dañ leen may ñu dem seen kër libre de leur mouvement continuer seen activité heure bu leen yoon soxla ñu ñëw wuy si li nga xam tey moom mooy yoon donc kon foofu di nga gis que ni maanaam action publique bi dafay continuer di wëy te procureur également wala juge d'instruction bi dinañ continuer di def seen liggéey. jamono ji la ñu gën di nemmeeku ci Sénégal ku am liberté provisoire maanaam bàyyi nga dugg kaso. faral di nemmeeku souvent que nit ki bu amee liberté provisoire néew na ci li ko yoon di woowaat li yoon di continuer di def liggéeyam moo tax tey Sénégal képp koo xam da nga am liberté provisoire boobu dañ koy jàppee benn liberté absolue parce que ñun ci li ñu gis man boog ci lu ma gis néew na ci ay nit ñoo xam ne tey dañu am liberté provisoire ñu woowaat leen juger leen àtte leen tëj leen ci kaso bi. juriste bi di ñaawlu loxoy gouvernement bi ci suñu justice su réew. ñoom jot nañ ay ñaan ay clémence nit ñi dañu def ay demande à la clémence pour que ngir jéggalu donc loolu aussi ñun ñu jàpp que ni nguur gi waru ko woon wax
parce que lu tax war ko woon wax parce que l'affaire est toujours pendante devant la justice. Juge d'instruction bi rendregul benn ordonnance de non-lieu kon nguur gi warul woon yëkkati benn yoon baatam di ko dugal ci li nga xam tey moom mooy mbir mi. action publique baa ngay wëy loolee di firndeel ne ñoom ñett ñi liberté provisoire dong lañu am maanaam moomaguñu bu baax seen bopp. juge d'instruction saa yu ko soobee daana leen woowaat ci kanamu yoon bu dee l'enquête bi wane na ne ñoom ñooñee takk nañu ci. ñu jaajëfal ko bu baax Habib Faye ñu wax ci tàggat yaram ak éliminatoire CHAN 2018 Sénégal doon jano ak Guinée ña nga doon jàkkaarloo ca stade Alassane Djigo ñu jokkoo ci ak Pape Fara Ñing Sénégal nag fi mu ne daal di am ndam rek ci kaw Guinée Pape Fara Ñing lañ ci jokkal Pape Fara nuyu naa la. fay naa la Fatou Kiné. Pape Fara mu mel ni kon jongante bi daal amoon na solo lool diggante Sénégal ak Guinée Sénégal ñu jàpp nag ne am na ndam ci kaw Guinée. waaw 2 bal ci 1 la ko gagné nag Sénégal ñu ngi dugal seen bii bu njëkk bi ñu joué fukki simili ak juróom kii di Mamadou Diandiaye moom moo lakk caax yi nag noonu la ñu demee ci mi-temps bi waaye ba ñu dellusee match bi daal di neex métti lool ba ñu demee ci 70e minute ci la Mamadou Sorel Camara daal di égaliser ci waa Guinée ci benn mbëkk waaye 2 simili rek lañ ci teg Mamadou Diandiaye daal di def doublé moom it daal di dugal beneen bal bu rëy boo xam ne centre lañ def une 2 mu daal di génn lakk góol bi dóor ko góol bi tàmpe ko mu dugal ko Assane Mbodj nag ñu dugg ci remplaçant moom moo dugal à la 86e minute 3e bi mu nekk 3-1 fii ci stade Alassane Djigo nag nga xam ne match yi ñu ngi ko doon amal ca démb jot ndax at yi yëpp Guinée mooy éliminé Sénégal waaye tey nag Sénégalais dañoo am stratégie feesal turbine benn couverte bi beneen ñu feesal ba mu xaat ñu bàyyil supporter Guinée yi benn pàcc bu ndaw ndax nag ñoom dañ dem dominer Sénégal ci wàllu supporter waaye tey loolu amul ci njeexintal bi sax Fatou Kiné amoon na ay xeex ci diggante joueurs yi ndax derby Sénégal Guinée day métti ñu yaakaar ne match retour bi dina nekk lu jafe lii nag éliminatoire la championnat d'Afrique des nations ñu jagleel ko joueurs yi nga xam ne ñooy joué ci biir championnat bi. Pape Fara. waaw très rapidement rek laaj bu mujj très rapidement no li ñuy wax rek lu yàgg ci njaw di njaw te yow nag yàgg ngaa xool match yi noo gisee prestation équipe bu Sénégal ndax am nañu yaakaar. waaw am nañ yaakaar bu baax a baax parce que 2 bal dugal nañ ko jiitoo 2 mais retour bi dina métti xam nga lu tax na équipe nationale bu Sénégal daanaka joueurs yu bëri yu ci nekkoon danoo dem ay test defi ko Europe ak yeneen i dëkk danoo indiwaat ñeneen yu bees ci biir xam naa rek retour ba faaw ñu dugal benn bi pour mën a conserver seen chance ndax jiitu nañu 2 bal waaye nag dina nekk lu métti ndax équipe bu Guinée bi mën na football lool taat yëpp moo ñuy éliminer. ñi di ko jaajëflu bu baax moom Pape Fara Ñing doon ñu kon toppal match boobee diggante Sénégal ak Guinée ñeel éliminatoire CAN boobee 2 bal ci 1 sunu gaynde yi am nañu ko jaajëfal nañu leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew faram fàcc leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.